jaajëf maa leen di ziar de du ma yàgg nag parce que xam naa ne dinañ signaler live bi moo tax ku dugg rek na ma ko partager s'il vous plaît ku dugg rek na ma partager parce que dañu signaler sama page ba pour jéem a yàq live bi moo tax maa ngi ñaan ku dugg rek maam is bëgg naa la ku dugg rek na def partage na bës partage pour que live bi mën a dem parce que dañ ko signaler daanaka du ma mën a sore parce que waa ji délinquant bi dafa yebal ay nit ñu signaler sama page bi comme si man damay wax lu garaaw kon ku dugg rek maa ngi lay ñaan partagel ma vidéo bi s'il vous plaît parce que il faut que ñu woon sénégalais yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax yéen ñëpp waaw. voilà tous les sénégalais Diourbel dégg naa mi ngi yëngal Assane Sylla lakkatu ji na boo leen jàppee Assane Sylla bu leen ko taal ñu saale leen ko ba jatam gi tàng moo ne woon gone yi ñu koo leen jàpp rek seen liggéey voilà tous les sénégalais dégg voilà tous les sénégalais Diourbel dégg naa mi ngi yëngal Assane Sylla lakkatu ji na boo leen jàppee Assane Sylla bu leen ko taal ñu saale leen ko ba jatam gi tàng moo ne woon gone yi duñu génn koo leen jàpp rek ci Mburoog Sow ñëpp benn lañ koo leen jàpp ci Mburoog Sow waa Thiès taal leen kër Sow allumez la maison de Sow waa Thiès laay waxal këru Sow na boy kër seen liggéey voilà tous les sénégalais dégg voilà tous les sénégalais Diourbel dégg naa mi ngi yëngal Assane Sylla lakkatu ji na boo leen jàppee Assane Sylla bu leen ko taal ñu saale leen ko ba gatam gi tàng moo ne woon gone yi duñu génn koo leen jàpp rek ci Mburoog Sow ñëpp benn lañ koo leen jàpp ci Mburoog Sow waa Thiès taal leen kër Sow allumez la maison de Sow waa Thiès laay waxal këru Sow na boy kër seen liggéey voilà tous les sénégalais dégg voilà tous les sénégalais Diourbel dégg partager leen ma message bi ndax ñëpp gis li may wax dama bëgg ngeen partageel ma ko parce que dañu signaler sama page kon maa ngi leen di ñaan yéen ñuy ziar yëpp Mr Jongo gaa yëpp maa ngi leen di bëggee di leen nuyu di ñaan ngeen partageel ma live bi ndax live bu gàtt la mais dañu signaler sama page ba mënul sore maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu maam Is Tako Diallo Moustapha Niane Malick Diba MPS Koloban Souleymane Sine Baba Loum Ousin Diong mon frère maa ngi lay bëggee Pape Momar Touba Ngagne Thiam Dieynaba Doucouré Yoro Balde Fatima Mbow maa ngi lay bëggee bu baax di la ziar Malick Diba yéen ñëpp maa leen di ziar xool leen voilà tous les sénégalais dégg voilà tous les sénégalais Diourbel dégg naa mi ngi yëngal Assane Sylla lakkatu ji na boo leen jàppee Assane Sylla bu leen ko taal ñu leen ko ba gatam gi tàng moo ne woon gone yi duñu génn koo leen jàpp rek ci Mburoog Sow ñëpp benn lañ koo leen jàpp ci Mburoog Sow waa Thiès taal leen kër Sow allumez la maison de Sow waa Thiès laay waxal këru Sow na boy kër seen liggéey voilà tous les sénégalais dégg voilà tous les sénégalais Diourbel dégg naa mi ngi yëngal Assane Sylla lakkatu ji na boo leen jàppee Assane Sylla bu leen ko taal ñu saale leen ko ba gatam gi tàng moo ne woon gone yi duñu génn koo leen jàpp rek ci Mburoog Sow ñëpp benn lañ koo leen jàpp ci Mburoog Sow waa Thiès taal leen kër Sow allumez la maison de Sow waa Thiès laay waxal këru Sow na boy kër seen liggéey voilà bu ngeen gisee ma di leen déglu loolu yi rek dama bëgg ngeen déglu ko pour après li may wax ngeen man koo xam Assane Sylla lakkatu moo tax ma bëgg ngeen dégg bu baax li mu wax ko taal ñu saale leen ko ba gatam gi tàng waaw moo ne woon gone yi duñu génn koo leen jàpp donc asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla tawféex ak taysiir di ñaan yàlla mooy benn fanu baraxlu nga xam ne jàpp naa ne weer moo des ci weeru koor gi yàlla boole ñu defal ñu tawféex may ñu jàmm may ñu aussi kooru jàmm yi nga xam ne moom la ñuy jëm incha allah ci mois bi di ñëw bu soobee yàlla ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara bu baax a baax a baax a baax a baax li nga xamante ne bi moo xew ci réew mi tañ bëggoon ci waxtaane tey rek
gannaaw loolu dañuy sant ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ma doon woo xamuñu woon ne man bokkoon naa ci listu menaces yi nga xam ne moom la terroriste yi doon menacer sama intégrité physique wala bu sama famille wala bu sama kër wala bu sama gox. ñëpp woo nañ ma ñi message ma ñi massawu ñi vraiment ñaawlu ko ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen wax ne Assane Sylla mi ngi fii kër Cheikh Ibra Fall jógewu fi mësu fee jóge lépp lu muy def ci ay activité mi ngi koy def fii ci quartier kër maam Cheikh Ibrahima Fall. quartier kër maam Cheikh Ibrahima Fall nag ak kër la de du ab dëkk ab kër la kër gu nekk nag daa am borom ba tax na képp koo xamante ne bi yaa ngi dugg ci quartier kër Cheikh Ibrahima Fall moom na nga tàggoo bu baax a baax a baax. ginnaaw loolu nag dañuy sant tamit kilifa diine yi sant leen bu baax sant sëñ Mountakha Bachir sant sëñ Mbay Si sant kilifa Laayeen yi sant waa jàngu bi sant ñaseen yi waa Ceneba ñëpp waa Daaka ñëpp ñu ngi leen di sant ba waa Casamance ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci jàmm ji nga xam ne bëggal nañ ko Sénégal ndaxte Sénégal gi ñu bokk su fekkee woote wuñ fi jàmm rek du neex a gouverner kon képp koo xam ne jàpp naa ne bëgg nga Sénégal wala bëgg nga réew mi di nga woote jàmm di nga woote lu baax di nga woote aussi pour que Sénégal mën a jóge ci jafe-jafe bii ñu nekk di Covid-19 ak économie réew mi ni mu daanoo képp ku bëgg Sénégal jàpp naa ne ci tànk yooyu nga war a taxaw kon maa ngi lancé waat appel mbokku Sénégal yi mbokku parti politique yi société civile yi képp kuy doomu réew mi ñi ngi lay woo ci nga woote jàmm ndax jàmm mooy mën a tax ñu mën a yóbbu Sénégal fi ñu ko bëgg a yegg képp koo xamante ne bii toog nga ñun ñii di ay acteurs politiques di chef de parti bëgg a yóbbu Sénégal fu baax ci jàmm dong lañ koy mën a ute donc ñi ngi sant kilifa diine yi di sant jàmm ji ñuy woote di sant aussi acteurs yi maturité bi ñu am ba mën a wuyu kilifa diine yi ci jàmm ji nga xamante ne bii moom la ñuy woote. bu ngeen gisee nag ma dugal déwoo bi waa ji nit ñi ngi naan ma non Assane bul wax loolu si c'est un terroriste kii ma leen woo nii terroriste la parce que terroriste mooy bëgg a attenter intégrité physique gu doomu aadama ki nga xam ne dangaa yable ne dem leen ngeen taal këram wala ngeen dem ngeen rey ko tu es un terroriste il faut pas qu'on se voile la face ñi nekk ci diaspora bi waxuma moodu yi waxuma moodu yi dem di daani seen doole waxuma moodu yi nga xam ne dañoo dem di liggéey ngir seen réew waxuma doomu Sénégal yi nga xamante ne bi ñi ngi ci diaspora bi jàng fa génne fa am seeni lijaasa di fa liggéey waxuma doomu Sénégal yi nga xam ne dañoo dem pour jàngi foofa wuti xam-xam ñooñu ay doomu Sénégal yu wér lañ ñi may wax mooy genre yii ki ma leen woon léegi nga xam ne c'est un terroriste ak ñi ànd ak moom kooku laa bëgg a yëgal ne terrorisme du jàll ci Sénégal dem leen ngeen lakk kër Assane Sylla ku koy wax ku ne dem leen ngeen ñaf ko ba gàttam dagg dem leen ngeen taal këram ku koy wax tu es un terroriste waa jii nekk Amérique ak ñi mel ni moom c'est des terroristes kenn du nëbb la moom ay terroriste lañ parce que man ki ma bëgg a rey tu es un terroriste man xaw ma ko waa jii xaw ma ko lijjantiwuma ko toppatoowuma ko maa ngi Jurbel fii di def li may def di dund li may dund donc su waxee ne Assane Sylla dafa daw dem leen këram ngeen taal këram dem leen këram ndax nangam te moom xamaanuma xamul sama aspiration politique xamul sama yoonu politique xamul fan laa jaar ci politique xamaluma dara di wax naan dem leen ngeen taal kër Assane Sylla dem leen ngeen rey Assane Sylla ku may menacer de mort wala ngay menacer l'intégrité physique u Assane Sylla tu es un terroriste nga nit ku bon la nit la koo xamante ne bi les autorités sénégalaises dañ ko war a jàpp xam ngeen lu tax ñu war ko jàpp bu ngeen seetloo ci manifestation yi genre yi ñoo doon alimenter xale yi di leen yónnee xaalis di leen yónnee ñuy jënd carburant di leen yónnee aussi xaalis di leen fay pour ñu taal Sénégal ñii ñoo doon fay jeunes yi
nga xam ne xamuñu dara ak ñi nga xam ne dañoo meroon ba seen mer ba futtu ñii ñoo leen doon fay pour ñu taal Sénégal. Donc waa ji c'est un terroriste. Porté naa ko plainte au niveau du procureur de la République de Diourbel de grande instance la bëgg a wax procureur de grande instance porté naa ko ci plainte dinaa ko porter plainte au niveau des ambassades des États-Unis dinaa ko porter plainte au niveau des ambassades des États-Unis danaa dem ambassade des États-Unis dinaa ko porter foofu plainte pour que waa États-Unis xam ne ambassade États-Unis xam ne kii c'est un terroriste bu nekk États-Unis di yabale pour ñu rey ay nit fii ci Sénégal. Nit kooku dañ koo war a signaler kenn mënu ko nëppal nit ñu bari woon nañ ma nag nit ñu bari woon nañ ma c'est vrai maa ngi leen di jéggulu yéen ñëpp ci ñi ma woo naan ma Assane bul wàcce sa bopp ay wax ak kii waxuma ak moom wallaahi du moom moo ma intéressé jëmmam moo ma intéressé mais actes yi ñuy posé ñoo ma intéressé. actes yi mooy ay nit ñu bon lañ ay nit ñu yées lañ ci réewu Sénégal dañ leen a war a génne ci société bi jàpp leen tëj leen ci kaso bi. Donc ambassade États-Unis danañ fa dem ñu porter ko plainte pour terrorisme parce que boo toogee États-Unis yow amoo jom amoo fit boo ñëwee Sénégal nga xeex comme say nawle ngay toog di yónnee ay booy xaalis naan leen dem leen ngeen taal kër Assane Sylla wala dem leen ngeen taal ma Samba wala ngeen taal ma Demba yaakaar na yow yaa moom nit ñi yaakaar na yow dangaa moom Sénégal dangay nax sa bopp wala nga yaakaar ne nit ñi dañ laa ragal wala nit ñi dañoo tiit dangay nax sa bopp. Assane Sylla ku ko xam Sylla la sant man Sylla laa sant ku yeewoo ci Sénégal ragaluma la. ñaareel ba mbaakool laa ñetteel ba bawol laa maa ngi fii Bawol Njaare quartier kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci laa nekk. soo bëggee terroriser sama vie wala nga bëgg a attenter à mon intégrité physique ou bien à mes biens ñëwal nga diir ma nga fetal ma dee dégg nga yow mi nga xam ne da nga maa bëgg a rey wala nga bëgg a taal sama kër wala nga bëgg maa rey maa ngi lay ñaanal yàlla maa ngi lay ñaanal sunu boroom soo ma diiree rek dóoral fetal ma dee maa ngi la koy ñaanal sunu boroom de yow mi ma bëgg a rey maa ngi la koy ñaanal yàlla. xam nga lu tax ma lay ñaanal yàlla soo ma jiimee diir ma nga rey ma dee mooy que ni bés boo mooyee ma rey la. billaahi wallaahi watallaahi képp ku ci ñëw sama kër man Assane Sylla barke Cheikh Ahmadou Bamba boo ma bëggee rey ma rey la dama koy wax mu leer nañ président Macky Sall di ko dégg procureur di ko dégg gouverneur di ko dégg préfet di ko dégg mu leer nañ ba ñu xam ne Assane Sylla moom làqatuwut dawut demut fenn samay conviction la sama gëm-gëm la su ma gëmut Ousmane Sonko gëwuma Ousmane Sonko su ma gëmut keneen gëwuma keneen je suis libre man maay choisir ki ma gëm ñun ñooy choisir ñun ñi ànd kan lañ gëm wala kan lañ war a àndal parce que du sax gëm ndax Assane Sylla chef de parti la du affaire gëm du gëm kenn Assane Sylla chef de parti la dafa am gis-gisam am projet de société am ci réew mi mën nga koo ëpp mbooloo nag wala nga ëpp ko am riir mais loolu taxul Assane Sylla topp ci ginnaaw kenn di yappari man topp ma ci ginnaaw kenn di yappari wala ma nekk un suiviste wala ma nekk un fanatique man duma fanatique li nga may wax wala programme politique bi nga koy génne wax ko ma déglu ko su ma doyee ma ànd ci su ma doyul duma ci ànd mais ñàkk ànd ci programme politique wala ñàkk ànd ci li nga xamante ne bi moom mooy sa gis-gisu politique wërta tax nag ñuy terroriser askan bi mbokk yi. Il faut dire à ces gens-là vraiment maa ngi interpeller Serigne Ousmane Sonko maa ngi koy interpeller su fekkee nit ñu mel nii la amul parti amul ay nit su fekkee ay terroriste comme kii la am na xam ne yorul parti loolu laa koy wax. su fekkee nit ñu mel nii la yor ñooy toog di menacer vie wu nit ñi naan dem leen ngeen rey diw wala dem leen ngeen taal diw nit ñu mel noonu su fekkee ñooñu ñoo ànd ak Ousmane Sonko a intérêt à se séparer de ces gens-là parce que ay terroristes lañ maa ko wax c'est des terroristes te maa ngi interpeller le ministre de l'intérieur di interpeller le ministre des affaires étrangères di leen wax ne terroristes yu mel ni dañ leen a war a jàpp ak fu ñu ne ci àddina bi dañ leen a war a traquer jàpp leen parce que li ñuy def yàq Sénégal lañ bëgg
tasaare Sénégal lañ bëgg te réew mi nag ñun ñëpp ñoo ko bokk ngay pouvoir ngay opposition ngay société civile ku ne da nga ci wàll. am réew ko jote ci dictature am réew kenn mënu koo jot ci dictature parce que fit wi nga am ak jom ji nga am bay défendre sa bopp noonu la ki nga jàkkaar lool amee fit am jom di défendre boppam. kon ñoo ngi wax ne képp koo xam ne dangaa bëgg réew mi wala nga bëgg Sénégal wala nga bëgg fee diriger dara wutal jàmm waaye mbokk yi doxal ci jàmm mbokk yi jàmm ci la ñépp xaj ci la lépp xaj jàmm mooy mën a tax yow réew mi ngay yóotu sax nga mën a am tal ak dal goo ko liggéeyee jàmm ji ngay wut mooy mën a tax réew mi nga xamante ne bii moom ngay yóotu yow aspirer pour jot ci jàmm ji ci nga ko mën a liggéeyee mais mënoo ko liggéeyee ci terrorisme kon nit ñu mel nii ay nit ñu bon lañ ay nit ñu yées lañ ay nit lañ ñoo xam ne dañ leen a war a génne ci société bi ay nit lañ ñoo xam ne dañ leen a war a extirper ci société bi yóbbu leen fa nga xam ne fa lañ war a denc les terroristes ñu teg leen foofu oui ñoom ñoo ngi xas ministre de l'intérieur naan discours am dafa violent discours ministre de l'intérieur dafa violent kii discours bii kan moo ko gën a violent dem leen ngeen rey Assane Sylla kan moo gën a violent kooku dem leen ngeen taal kër Assane Sylla kan moo ko gën a violent dem leen ngeen taal Idrissa Seck këram kan moo ko gën a violent même bu ma àndul ak Idrissa Seck wala gëmuma Idrissa Seck mais pourquoi ngay wax ne dem leen ngeen taal Idrissa Seck wala dem leen ngeen taal këram pour lan fan lañ ko teg fan la nit ñi daal war a teg ne il y a des bandits des délinquants yu nekk bitim réew yor seen xaalis ne Ousmane Sonko lañ àndal di jox nit ñooñu xaalis pour ñuy dem di taal kër jàmbur yi fañ ko teg pour lan ci fan lañ ko teg ñoom ñoo moom nit ñi wala lan wala ñoo jur nit ñi. maa ngi woo nag jeunesse su Sénégal bi di leen wax ne am leen fulla am seen fayda un voleur de voiture ci information yi ma am sàcckatu oto bu ñu jàpp États-Unis jàppati ko mu bëgg bësu Assane Diouf moo tax muy nekk di wax lii wax yu ñaaw yi wax yu bon yi nit ku mel nii nag maa ngi woo jeunesse su Sénégal ñu xàmmee ko du ak ragal bu ngeen gisee ma publier ko ci Facebook tasaare ko ci TikTok bi tasaare ko ci Instagram dama bëgg nit ñi xàmmee nit ñu bone nii dama bëgg nit ñi xàmmee leen Billy du tontu du ragal dama bëgg waa Sénégal xàmmee les terroristes am na dafa am ay nit ñoo xam ne c'est des terroristes ils veulent terroriser les gens tiital leen ragalloo leen ba du ñu def li ñu bëgg a def wala du ñu wax li ñu bëgg a wax loolu nag ça n'existe pas man j'ai fait beaucoup de pays dans le monde wër naa àddina wërati taxaw naa ci barab bu ne milieu bëgguma sa wax mais la ma def xam naa ne defu ko kon un petit délinquant un petit voyou un terroriste wër Sénégal ñu di leen woo naan leen dem leen ngeen lakk kër diw wala ngeen taal kër diw pourquoi ngeen di ko nangu pourquoi au nom de quoi au nom de benn 50 € wala 50 $ bu mu la yónnee wala 100 $ bu mu la yónnee benn 100 $ boobu mu la yónnee xanaa boo ko ñaanee Assane Sylla sax mu may la ko pourquoi ngay nangu yow ñu lay def criminel ñoom ñu tëdd États-Unis wala France wala Suisse def la yow un criminel def la yow un délinquant un bandit ngir 100 € wala 100 $ bu ñu la yónnee nga jënd ci cocktail molotov dem di taal kër jàmbur après yow ñu jàppale yow ñu denc la ci kaso bi waa ñoom ñii di taalloo nit ñi dama leen di laaj yéen ñii di ma suivre merci ci partage yi parce que dañoo signalé sama page bi mënul dem fu sore kon ku ma partageel rek jàppale nga ma ngir li may wax mën a yegg ci fi ma bëgg mu yegg fa dama leen di laaj ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo doon woote naan dem leen ngeen lakk Sénégal ñoom ñi doon yónnee gone yi 100 $ wala 50 $ pour ñu lakk Sénégal waa ñooñu dama leen di laaj bi ñu reyee 14 personnes yi dee ci mbir mi ndax réagir nañ dimbale nañ famille yooyu dama leen di laaj ndax ñi ñuy yàqal ci sénégalais yi ndax dimbale nañ leen dama leen di laaj ñoom ndax nit ñi nga xamante ne bi blessé nañ ci dimbali nañ leen déedéet ñoom ñii di terroriste yi nga xam ne ñoo doon yable pour ñu taal sama kër wala pour ñu attenter à mon intégrité physique dama ne ndax nit ñi dee dem nañ jaale ji seeni waa kër ci manifestation yi ndax nit ñi ci blessé dem nañ massawu ji leen
ndax ñi yàqal seen alal dem nañ fa ñu génne ci seen xaalis ñu jox leen déedéet, mais ay nit ñu ñàkk jom lañ, ay nit ñu bon lañ, ay nit lañ ñoo xamante ne bi mérité wuñu société sénégalaise bi, ay nit lañ ñoo xamante ne bi amuñu benn fulla, amuñu benn fayda, nit ñu ñàkk jom lañ ñoo xamante ne bi kenn waru leen bàyyi xel. loolu tax na maa ngi wax waa Sénégal partagé leen ma ko li may wax ni ngir kilifa diine yi jot ci, parce que kilifa diine yi ñi ngi dox di wut jàmm, kilifa diine yi ñi ngi xeex di wut jàmm lu kenn mësta gis. sëñ Mountakha di yónnee ay délégation di woo nit ñi ñuy toog, di woo ay Madické Niang, di woo toute la classe politique sénégalaise naan leen wut leen jàmm, dox leen ci jàmm. waa kilifa diine yuy wut jàmm, yow un délinquant wala des délinquants, des terroristes nekk États-Unis naan taal leen kër diw. damaa bëgg ñu séparer nit ñooñu nag. moo tax maa ngi woo sama frère Ousmane Sonko, nit ñu mel nii waruñu laa jege parce que dañ lay yàqal. maa ngi woo sama frère Ousmane Sonko, bañalu ma ko dara, yàqal lu ma ko dara. 2017 moom laa voteel ànd ak moom. 2017 laa leen wax de, ma jox leen benn anecdote. moom Ousmane Sonko mii muy wax ne moom lay jàppale. 2017 son candidat ici à Diourbel jàppale naa ko ci samay nit, jàppale ko ci xaalis. ma jox leen boobu tey confidence pour ngeen dégg ko tey. Daouda Thiam mi ngi may dégg. Matar Sène trésorier Pastef bu njëkk ba, ki njëkk a nekk trésorier Pastef di Matar Sène dëkk fii Diourbel, waa Diourbel xam nañ kan mooy Matar Sène, waa Pastef xam nañ kan mooy Matar Sène. Matar Sène xam na li may wax. Daouda Thiam mi nekkoon leaderu Pastef doon campagnal Ousmane Sonko en 2017 pour Ousmane Sonko doon député, xam na ne contribuer naa ci li fal Ousmane Sonko def ko député. samay nit a ngi ci biir, sama xaalis a ngi ci biir. kon xam nga ne nit kooku bañoo ko ci dara. amoon na sax entente boo leen amoon. waaye nag bi loolu jàllee attitude Ousmane Sonko neexuma, waaye je suis libre ci loolu. ma gis beneen attitude mu neex ma, muy attitude Idrissa Seck, ma dugg ci attitude boobu. je suis libre, ñaar yépp laa dem. je suis un parti, nous sommes un parti libre et indépendant. dépendre ñu ci Pastef, dépendre ñu ci Macky Sall, dépendre ñu ci Idrissa Seck. ñun ñooy xool ki ñu doy, ñu yaakaar ne kii war naa mën a yóbbu Sénégal ci kanam, ñu ànd ak moom liggéey. bu ñu demee nag ba yàlla may ñu am suñu dooley bopp joo xam ne du ñu toppate ci kenn, dootuñu toppate ci kenn. wante nag 2017 ma di ko xamal, pour ça gouverne à ce terroriste là, pour ça gouverne terroriste bi nekk États-Unis ak ñi ànd ak moom ci terrorisme bi ñuy def, yaakaar ne ñoo gën a ëpp fit sénégalais yi. ma xamal ko ne ko man 2017 sama xaalis ak samay nit Ousmane Sonko lañ ko voteel. député gi mu doon dama cee contribuer. Ousmane Sonko député gi mu doon dama cee contribuer ci alal ak ci ay militants. ak ci jouru campagne ba ma yóbbu ay ndox, yóbbu boisson, yóbbu lépp. Daouda Thiam mi ngi may dégg, Matar Sène mi ngi may dégg. kon ce petit délinquant là bu nekk États-Unis, un voleur de voiture, c'est pas à lui de me dire qu'est-ce que je dois faire ou bien ban position laa war a jël. donc ñi ngi wax di lancer appel askan bi, jeunes yi bu leen kenn manipuler. jamonoy manipulation jeex na. ni ngeen yeewoo ba mën a def masse, ba mën a taxaw ne ko Macky Sall dëkk bi dafa naqari, Macky Sall taxaw ne dégg naa leen, def leen noonu ngir kenn bu mu leen manipuler. lu ñu leen di won ci réseaux sociaux yi, di copier-coller, di def ay montage, di leen won ay vidéo ak ay audio, vérifier leen ko bu baax ba bu leen kenn nax. il y a une jeunesse civilisée bu ne ci réew mi. il y a une jeunesse boo xam ne li ñu soxla ci ñoom mooy ñu wuti xam-xam. il y a une jeunesse boo xam ne li ñu soxla ci réew mi ci ñoom mooy ñu mën a xalaat ci devenir u Sénégal. il y a une jeunesse boo xam ne li ñu soxla ci ñoom ci réew mi mooy ñu defi ay formation ngir mën a téye économie Sénégal. il y a une jeunesse boo xam ne li ñu soxla ci ñoom mooy ñu defi campagne pour sensibiliser ci Covid bi, fexe nañ lay ñuy fexe ba génn ci jafe-jafe bi Sénégal nekk. jeunesse boobu lañ soxla, mais soxlawuñu jeunesse boo xam ne des terroristes yu nekk États-Unis ñoo leen di finance xaalis pour ñuy dem di taal kër jàmbur yi wala ñuy lakk kër jàmbur yi, di ñu créer ay délinquants. ñun ci Sénégal soxlawuñ fa ay délinquants. ay jeunes yu cultivés lañ soxla, ay jeunes yu am background, ay jeunes yu am xam-xam pour mën a compétir ak seen yeneen i moroomi jeunes yi nekk Afrique
ak seen yeneen moromi jeunes yi nekk Europe. ñun loolu la ñuy xaar ci jeunesse Sénégal. li ñuy xaar ci sunu rakk yi mooy ñu am jom, am fulla, am fayda, nekk ay patriote, gëm seen réew, mais aussi ñu fonk seen réew ba bañ koo yàq, bañ koo tasaare par le biais de ces individus là, par le biais de ces terroristes là yi nga xamante ne bi tekkiwuñu dara. bu ñu amoon fit kon ñëw nañ Sénégal. kon nag maa ngi leen di wax yéen jeunes yi góorgóorlu leen, sàkku ji leen xam-xam, ci jamonoy xam-xam lañ nekk. formé wu leen, parce que le monde d'aujourd'hui ak fii léegi 5 ans dans 10 ans si tu n'es pas formé, soo amul xam-xam bokkoo ci àddina bi. kon bu leen topp vaurien yii nga xamante ne bi tekkiwuñu dara, ñoom ñoo leen di wax naan dem leen ngeen taal diw kër diw, taal kër diw, di leen menacer, alors que ñoom ñii tekkiwuñu dara. buñ ko mënoon a def ñu ñëw fii ci biir réew mi ñu def ko. kon nag maa ngi leen di woo ci loolu, di kontaanaat bu baax ci Sénégal ci ni nga xam ne noonu la kilifa diine yi fexe ba boole acteurs politiques yi ñu jàmmoo toog waxtaan xool ëllëgu Sénégal fan lañ ko jëmee, ñu mën a jëm ci foofu. donc loolu mooy li nga xamante ne bi moom laa bëggoon a ñëw rek, bëggoon ko préciser. du woon live bu dara, live bu extraordinaire la, soxlawul woon, du woon pour tontu kenn, du tontu énergumène bii du pour tontu ko, mais c'était juste pour délivrer un message à la jeunesse sénégalaise, délivrer un message à nos frères de Pastef, à nos vrais frères de Pastef yi nga xam ne gëm nañ devenir u Sénégal. ils ne sont pas violents. ñu xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk, nañ leen ànd, moo xam ku ne ci pouvoir, moo xam ku ne ci opposition, ku ànd ak Sonko, ku àndul ak moom, ku ànd ak Idrissa, ku àndul ak moom, mais nañ leen fexe ba jéem a teg Sénégal yoo xamante ne bi dinañ dëgëral suñu démocratie, dinañu jéem a fexe ba ñu doon royuwaay bi ñu doonoon. mais Sénégal mi ngi perte valeur am grâce à ces gens là, ñii nga xam ne jaruñu ko, mérité wuñ ko. sagaru nit yi nga xamante ne bi ay sàcc lañu, nekk bitim réew di sàcc ak di yónni ay xale di suxlu naan taal leen kër jàmbur ak kër nangam. mais nit ñu toll nii, sagaru nit ñi jaruñu vraiment ñuy taal Sénégal adresse bi mu amoon, nekk porte-étendard, nekk la vitrine de l'Afrique ci démocratie, nekk vitrine de l'Afrique ci développement, ci boromi xam-xam. ñu am ay boromi xam-xam ñu nekk ci grande université yi nekk ci àddina bi di fa jàngale, di fa joxe xam-xam yu les investisseurs gëm réew mi di fi def seen koom-koom. mais Sénégal boobu lañ soxla mbokk yi, Sénégal boobu lañ bëgg mbokk yi, Sénégal bi nga xam ne dafay am jeunesse am, Sénégal bi nga xam ne dafay gëm ay doomam yi di liggéey, ñu fonk leen ci àddina bi. réew moo dem ci àddina bi doomi Sénégal ya fa nekk ñu fonk leen, gëm leen, faale leen. mais pas Sénégal boo xam ne des vauriens, des vendus, des terroristes ñoom ñooy taxaw naan booy $50 a ngi nii dama lakk kër diw, $20 a ngi nii dama lakk kër diw, $100 a ngi nii dama lakk kër diw. loolu mooy lan? pourquoi ngay nangu loolu? pourquoi nga di ko nangu yow doomu Sénégal bi? mara naan bu mu la taxa naan potit, bu robinet yi ubbee nga rus. ku mara naan ku ne taxa naan potit, bu robinet yi ubbee nga rus. am leen jom jeunesse bi, am leen fulla, am leen fayda, jàngi leen, wuti leen xam-xam, formé wu ji leen, gëm leen seen réew, liggéey leen ngir seen réew, fonk leen seen kilifay diine, jàpp leen seen kilifay diine ndax ñooy seen patrimoine, fonk leen seen aada, fonk leen seen culture. mais bañ a fonk ñii nga xam ne c'est des terroristes. maa leen ko wax, c'est des terroristes. dem naa nag def sama plainte porté ko au niveau du procureur de grande instance de Diourbel. dinaa dem ambassade des États-Unis porté ko plainte moom mi. le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères pour que ñu jël toutes les dispositions nécessaires pour arrêter ces terroristes là, traquer leen, yóbbu leen ci kaso bi. waaw loolu rekk mooy message bi. ñu ngi leen di jégalu nag, di sant di gërëm ñëpp ñi ma doon woo ñëpp naan ma bul tontoo Assane kii. waa c'est vrai, nous sommes un parti politique, nous sommes indépendants, nous sommes des républicains, nous croyons à la démocratie. démocratie bu am moo waral lu neex waay def. démocratie bu dox ci Sénégal moo waral lu neex waay def. kum neex taal, kum neex saaga, kum neex wax lu la neex. su démocratie amul woon loolu du fi mën a. moo tax démocratie am na fi ci réew mi. démocratie moo waral ñu mën a toog di saaga Macky Sall fii ci réew mi ak saaga ku leen neex, saaga Idrissa Seck, saaga Assane Sylla te du mujj fenn. démocratie bu avancé moo waral loolu mais une nouvelle forme de dictature. su ma gëmul li ngay wax rek yow man so ennemi la
mais c'est une forme de dictature. Dictature boobu nag du jàll, du ko nangu ci réew mi. doo ñëw daan ne dictature dafay am dama koy xeex bëgg ñoo indil sa dictature bopp, loolu duñ ko nangu, duñ ay dof. réew mi kenn du ko siif, réew mi kenn du ko siif mel ni kuy lekk laax ba mu des ñu toog si ndabal laax ku ne di lekk ci laax bi ba mu des tuuti tib rek nga giiroo ko. gars yi c'est des gens yoo xam ne dañoo yàkkamti seen àddina, dañoo bëgg a giiroo réew mi pour gaawante États-Unis nga nekk amuñu fa tus, tekkiwuñ fa dara, ñu daal di ñëw Sénégal nag occupé poste yi. loolu leen yëkkati, looloo tax ñuy def li ñuy def nii, giiroo réew mi lañ bëgg, siif réew mi lañ bëgg. loolu nag nit ñi dañoo am xel, nit ñaa ngi su fekkee da nga bëgg réew mi da ngay bàyyi États-Unis wala nga bàyyi Suisse wala Canada wala feneen nga ñëw fii Sénégal nga def comme Assane Sylla, nga investir ci réew mi, nga créer sa parti politique, nga dem ñetti yoon élection, nga dimbale sa dëkk ci ay accord bilatéral, nga dimbale sa dëkk ci wàllum social, éducation, santé, nangam sangam, di def ay activité pour sénégalais yi gëm la. Assane Sylla lu mu def durant ces 8 ans là dafa liggéey lu tax sénégalais yi gëm ko. xam nga li ma la mu dem élection locale nekk candidat mairie de Diourbel, génn 3e, nekk 3e force politique de Diourbel, am fi base politique di liggéey ci réew mi, indil réewam ay milliards ci coopération décentralisée, dimbale hôpitaux yi, dimbale prison yi, dimbale daara yi, dimbale fépp fuy centre de santé fii ci goxam di liggéey ci wàllu social, investir sur le plan économique, di fay ay nit, am ay employés di leen fay. yow soo bëggee réew mi da ngay def comme Assane Sylla, noonu ngay def. mais nag bëgg a yàkkamti, tekkiwoo dara Amérique wala tekkiwoo dara fa nga ne, yoroo ñaar dërëmu Mali, bëgg a siif réew mi gaawantu di yónnee nit ñi ay $50 ak $30 naan taal leen réew mi, loolu jikko bu bon la, jikko bu yées la. te ku ko def ku nekk ñu dénoncé la. moo tax ma bëgg jeunesse su Sénégal ubbi seen i bët, xool ku leen neex àndi leen ak moom man incité wu ma leen ngeen ànd ak ku leen neex àndi leen ak moom, mais bu leen ànd ak ay délinquants économiques, bu leen ànd ak ay terroristes. ànd leen ak patriotes yi gëm Sénégal, ànd leen ak ñi bëgg seen réew, ànd leen ak ñi nga xamante ne bi xam-xam moo leen ñor, ànd leen ak ñi nga xamante ne bi formation moo leen ñor, ngir réew mi mën a avancer ci kanam. loolu rek laa bëggoon a wax vraiment. di kontaan ci ñëpp, di jéggulu ñëpp nag, di leen wax ne tey du woon jouru live di woon dara, mais c'était exceptionnellement rek pour wax sama waa parti yëg naa li nga xamante ne bii mooy liñ ma doon masawu, pour wax samay xarit ak sympathisants yi ak acteurs politiques yi ma woo ñëpp di masawu ci terroriste bi, wax ju ñaaw ju bon ji mu doon jëme ci sama kaw, ak menace de mort yi, ak menace su sama intégrité physique ak samay bien fii ci Diourbel. donc loolu rek laa doon gërëme nit ñi, di leen sant, di leen wax ne gis naa seen gis naa aussi ne yëg nañ ma, fonk nañ ma, gëm nañ ma, bëgg nañ ma. loolu laay ñaan yàlla wëlbatiku mu doon xéewal ci ñoom. képp ku ma woo wala ku ma yéene jàmm wala ku ma bëggal lu baax rek maa ngi lay ñaanal yàlla wëlbati jàmm jooju ak lu baax loolu mu doon xéewal ci yow, barke Serigne Touba ak Serap Fall. waaw loolu rek laa amoon li leen wax, di leen sant, di leen gërëm encore une fois, di leen wax ba fan yi ci kàttanu suñu borom. di wax ne ñu ngi sant yàlla bu baax a baax, di sant nit ñëpp, di sant bu baax a baax aussi acteurs politiques yi, di wax ne jàmm rek moo mën a tax Sénégal avancé, du kii du kaa, jàmm rek. kon jeunes yi nañ leen wut jàmm, mbokk yi nañ leen wut jàmm. jërëjëf yàlla na yàlla defal ñëpp tawfeex. maa ngi leen di ñaan nag képp ku jot message bi partagé, ndax dañoo signalé sama page bi, donc ku nekkoon ci live bi rek maa ngi lay ñaan nga partagé ko, waaw ndax dañu signalé live bi. waaw jërë ngeen jëf.